Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. mbokk yi fi teew noo ngi leen di nuyu ci turu Seyid Cheikh Ahmed Tijani di nuyu tous nos frères membres de l'opposition sénégalaise, en particulier le camarade Ablaye Wade. di ko jotal nuyu Seyid Cheikh Ahmed Tijani di ko wax ni ko Serigne Cheikh moo nu fi yebal li mu nu fi yebale mooy yàlla ak kóllëreem ak moom te kóllëreem ak moom damay wax ni ñu bari xamuñu fu mu jóge ndax Serigne Cheikh dafa former un parti politique Occident yépp ànd ak Senghor di xeex parti politique ba Serigne Cheikh dem ci prison ba mu demee ci prison ba mu bind président Senghor lettre wax ko ni ko li ma lay ñaan mooy nga invité gori Sénégal yi ñu dem xaar nu maag yow ca place de l'Indépendance maag yow ñu génn dem pour def fa duel moom Serigne Cheikh mu wax Senghor ni ko man gëm naa yonent bi ni ko yow bu fekkente ni ngëm gi ngay wax ni moom nga gëm Isa ibnu Maryam jëlal sa épée walla nga jël arme bu la neex ñu tase ca place de l'Indépendance loolu la wax Senghor ni ko waaye man nag duma jël lu dul yet parce que tu es un âne ñu dem ba Senghor ci boppam wax ni Serigne Cheikh dana am procès pour war a dem tribunal maître Abdoulaye Wade wax ni nanu ma jox dossier ma volontaire ko pour défendre dossier ba Serigne Cheikh jox Ablaye Wade beneen dossier ni ko versé ko ci sama dossier parce que ay secret yu Serigne Cheikh amoon la yu concerne Senghor ba Senghor yégee la nekk ca dossier ba mu wax ni bu ñu ko versé ci dossier Serigne Cheikh wax ko ca tribunal préféré na naan poison kon mi ngi ñaan négocier ak Serigne Cheikh dossier baa ngeeg Ablaye Wade mu denc ba léegi mu mel ni Serigne Moustapha nekkul prisonnier, c'est un otage parce que booy dugal nit kaso na nga ko dugali ci yu ñu mën dégg wax sëñ Moustapha lu mu wax fi lu jar ñu ni moo tax ñu téye ko
Maître Babacar Seye dañ ko assassiné loolu la wax mais ki aj moo bañ ku séentu ko parce que lu leer nekku ci avant ñuy éclaircir Maître Babacar Seye nañu wax la mort de Sadibou Ndiaye ba tey waxaguñu ci lu ñu mën a dégg waxuñu ko réew mi waxuñu ko ay mbokkam bala ñuy wax loolu nañu wax la mort d'un gendarme empoisonné xam nañu li xew moo tax ñu considérer Serigne Moustapha qu'il n'est pas un prisonnier mais c'est un otage na ko la conscience interuniverselle et universelle considérée comme un otage mu mel ni nag moom Serigne Cheikh yéeneem ci réew mi lan mooy yéeneem ci réew mi amoon un responsable bu jub xëy na bu nu nee responsable bu jub xel yépp ci Omar ibn al-Khattab lay dem le deuxième calife de l'islam Omar ibn al-Khattab moo daan def bu bëggee sieste bu añee ba noppi dafay dem ca garab ya ca gannaaw Medina fa lay tëdd ci suufi garab yi pour def siestam am ku ñëw di ko seet wax ni dama bëgg a gis amirul mominin ñu ni ko ndax rombloo kuy nelaw ca suufi garab yi ci gannaaw dëkk bi mu ni aha kay ñu ni ko mooma mu ñëw tiim Sayyiduna Umar fi muy nelawe bu daan nelaw bëccëg dafay wàcce kaalaam ci kanamam parce que sieste yonent bee ko recommandé ñu di ko wax alxaylu la mu ñëw tiim Sayyiduna Umar xool ni il est le commandeur des croyants xool ni baatu l'islam bi yépp mi ngi ci loxoom mu tiim ko di ko xool gisul alkaati bu koy garder gisul chef protocole gisul sécurité bu dul sécurité yàlla mu téem Seyduna Omar di ko xool ba mu yàgg mu ni ko aminta fa nimta wóolu nga sa njub fu la neex nelawal parce que ku foo wóolu sa njub fu la neex nelawal parce que bu ñu la reyee it rey la ci njub mais nag nguur goo xam ni sécurité ba dañ ko teg entre les mains de nos frères les nobles policiers sénégalais ci seen loxo lañu ko teg ñoom ñu jàpp leen taxawaayu kudd gouvernement bi dañu considérer les policiers comme une cuillère xam nga kudd luy taxawaayam mooy lu tàng ñu ràcce ko bu ñu paree roof ko ca perma soxlaatuñu considération boobu loolu lañ leen def li ci gën a aay mooy Sénégal ku ñu bëgg a humilier la boo ko nangoo seen corps la ñu fi njëkk a humilier ràjjee leen ak importance bi nu am pour ce pays di doomu réew mi ñu humilier leen bëccëgu ndare kam humilier seen corps loolu mooy soxlaatuma la mais boo ma soxlaatul ma ne la man tam soxlaatuma la place su liggéey ngay wut demal bàyyi góor nga place wu liggéey ngay wut demal ubbi cantine ci marché bi parce que ña fa nekk gënuloo leen mu mel ni kon li am mooy lenn
man de dama gisul dañ nu yab liñ nu yabe mooy lan mooy dafa am sax wu ñu tudde le ver du Kayor mais le ver de Njambur est 10 fois plus dangereux que le ver du Kayor. Parce que ce ver de Njambur est 10 fois plus dangereux que le ver du Kayor, ñun ñu dëkk Kajoor duñ ko nangu. Parce qu'il suce malhonnêtement le sang des nobles citoyens. Et danaa leen ci jox exemple 81 la fi dikk li njëkk a dee ci nombre sénégalais ñi nga dee Gambie ay soldats sénégalais ñi nga dee Gambie ci ayam moom ba nu ca jógee lay dee Casamance ca Casamance ju njëkk ja dee na ba nu ca jógee lu kenn mësul woon xalaat sunu digganteeg Mauritanie lu dara xajul lu ñaaw ayam ca la ay wa tàkk diggante Sénégal ak Mauritanie ba nu fa jógee usine bi takk ñu ni des centaines de personnes dee nañu ci biir ayam la ba nu ca jógee les jàmbaars de notre armée ña des ca désert ba mais ma ni kon nag et la série noire va continuer parce qu'il est là man maa leen ko wax parce que jëm jigul réew mi wolof yi nag dañuy wax ni boroom dëkk bu doon dëmm nu ko neex lekkay litam kon nag yal na nu yàlla musal ci moom ba mu bañ a naan sunu deret bu ko defee am na beneen bu gën a grave mooy dugg bi muy dugg ci biir kër sëriñ si pour tàqale leen mais la mu cay liggéey lu xam nañu ko ngeen baal ma suñu frère sama xel a ko jël bi may jël parole moom laa waroon a njëkk a nuyu mu di Cheikh Al Mukhtar Kunta di doomu Cheikh Sidi Lamine Kunta bu Njaasaan mi ngi ànd ak ñun demoon na démb prison ba seeti Serigne Moustapha ñu wax leen ni dugg bi muy dugg ci biir kër Serigne si kenn ku nekk mu jël la fenq la ci sa kaw moroom sëriñ sa kenn daawul dégg kenn ku ne mu dem fa ni la mën ngaa nekk xalifa ndax sa baay kilifa la woon solal sa manto nga fëgg sol rien que pour semer la confusion ma wax ni foofa amu fa lu muy wax sëriñ bu dem ba moom mu mën laa nax sëriñ bu dem ba moom mu mën laa nax ma wax ni sëriñ kese nga doo kilifa parce que il est malin mais il n'est pas intelligent ce ver de Njambur il est malin mais il n'est pas intelligent pour vous dire parce que Senghor am na kàccoor yu mu daan def mais am na lu daan tax duñu ko découvrir parce que c'est un homme de culture parce que c'est un responsable Senghor
bu ko defee nag mu génn ci kër sëriñ si parce que itam sëriñ si rek a mën a àtte seen biir kër mais bu fekkente ni nag dañu am naïveté buñ ko joxe seen nos mais ñun duñu ko nangu parce que xam nañu li tax mënuñu ko wax non ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa loolu mooy li am wax bu ko defee yow taalibe bu jëkk ni mu ngay seeti sëriñam boo ko mënee découragé nga découragé ko te sa jabar bu demee rom ci sëriñam muurul ko sukkal ko raamal ko aumônier yépp mu jox leen impôt sénégalais yi mais loolu nuñ koy tuddee ah buñ la nee réew maa ngi tàkk nga ni ndax sama pale bokk na ci buñ la nee déedéet nga banku ni kon baax na buñ la nee réew maa ngi dee nga ni ndax sama jabar ak sama doom bokk nañ ci nga ni déedéet ñu ni la déedéet nga ni kon baax na waaw mais kii mbëggeelam ci sénégalais yi fu mu jëm au contraire dafa foye sénégalais yi foye Sénégal ci boppam ñu wax ni kon Serigne Moustapha Serigne Moustapha laa leen di wax ni il n'a rien demandé à Abdou Diouf Serigne Moustapha bu amee lu muy ñaan maamam Babacar Sy la koy ñaan Serigne Babacar Sy mi nekk kilifa ci ëttu yàlla nekk kilifa ci àdduna parce que xam nañu ay engagement politique am gis nga bi Serigne Cheikh di jàppale Senghor ak ki mu nu fi bàyyil c'est un monstre sacré mu bàyyil nu ko bi Serigne Cheikh di collaborer ak ñoom xam na digganteem ak Ablaye Wade nu mu toll waaye du fecci kóllëre tant que fecci woo ndax Serigne Babacar Sy Ngalandu Diouf dafa ñëw di ko seet si te Ngalandu cousin Serigne Babacar la bi Ngalandu ñëwee Serigne Babacar jox ko photo yi mu toog ñu toog di waxtaan Ngalandu di xool Serigne Babacar ba mu yàgg mu ne ko jaaxle nga tey de Serigne Babacar ne sëgg Ngalandu ni ko da nga xamul lu ma fiy wut moo tax nga jaaxle parce que xam naa ni yaa ngi jàppale Blaise Diagne te tant que fecciwul kóllëre sa digganteeg moom doo ko fecc ma di la xamal ni xam naa ni doo bàyyi ko téye mukk tant que wonu la mesquinerie ni ko waaye nag comme sa cousin la maa ngi lay ñaan nga continuer jàppale Blaise Diagne mais bu fi jógee rek nga xam ni bëgg na loolu mooy kóllëre mais Ablaye Wade mësul am lu mu sikke Serigne Cheikh ci digganteem ak moom dem na ba xam ni ñi mu jàppale woon jarunu ko dama koy wax ni ko nag ma baal àq moom Serigne Cheikh ma ni ko parce que daanaka man maa la dugal ci nga soutenir Abdou Diouf ndax keroog ba mu mujjee dem rendez-vous ak Senghor moom Serigne Cheikh ba mu ñëwee la ma ni Senghor nee na dafay dem Abdou la fiy bàyyi mu ni ma xanaa kon yéen vous les jeunes ngeen jàppale Abdou Diouf ma ni ko Serigne ma ni ko gungenu may nu rek gungenu lu toll ci ñaari at mu ni ma waxuma ni ñun màggat nañu ci politique mais yéen sax màggat ngeen ci politique j'étais le plus jeune membre du parti de Senghor BDS en 51 et j'avais 10 ans et depuis événement jaaru fi bu ma fekkewul la ca xew lépp it xam na mu ni ma comme da nga bëgg ma jàppale Abdou jëlal sa responsabilité dem ba ca moom nga wax ak moom mu ni ma ndax
xeex naa fekk Lamine Gueye xeex naa fekk Modibo Keïta xeex naa fekk Mamadou Dia xeex naa fekk Senghor mais bokkul ci sama jikko may xeex ak un cadet duma xeex ak cadet xàmme moo tax parce que boo xeexee cadet wàññi sa daraja mu ni ma jëlal say responsabilité dem ba ca moom nga wax kook moom dem naa ba ca moom ma wax kook moom ma wax ko itam ni ko mais ca jamono yooya ba mu nekkee président ca jamono yooya ma wax ak moom ni ko dafa am ñaari élément yu président Senghor disposé woon te yow disposé woo ko maa ko ko wax bu fekkee waxuma ko ko yàlla bu ma àgg sama kër ma wax ko ni ko président Senghor dafa disposé woon ñaari élément yu disposé wul ma ni ko benn bi mooy entourage ma ni ko Senghor amoon na entourage boo xam ni ku ci gën wax ak réew mi ñu déglu la parce que fekk na mu liggéey ko digganteem ak réew mi dem ma ni ko bi ci des mooy le temps Senghor composé woon na ak temps bi ba waxuma ni dana def erreur politique mais daan na def bêtise politique temps bi may ko mu dem réparer ko ba nit ñi fàtte ko ma ni ko or toi tu cours après le temps pour won la ni xamul circonstances yi mu toll il est malin mais il n'est pas intelligent il a besoin seulement de quelqu'un pour un certain temps du composé xaritu démb mukk seetlu leen ñi ko daan wër ba mu nekkee primature ak ñi koy wër léegi bokkuñu il a toujours besoin d'un va-nu-pied pour rek nekk ca kaw kooko parce que ku foogul woon ni dana dund ku foogul woon ni dana dund ba xëy toog ci buntu bureau nga jox ko bureau ni ko titre bi laa la jox bêtise boo ko defloo mu def ko waaw sénégalais yi nag sonn nañu ils sont fatigués sama jarbaat dafa ñëw léegi seet si ma ci bëccëg Nafi Mbay di doomu soxna Umu Xayri si bu Tiwaawoon di jabaru général Belal li ma ni ko Nafi dafa am lu ma jaaxal ma ni ko sénégalais yi bu njëkk da nga daan gis sénégalais bu xàqtaay ci mbedd ba tàpp moroomam lox ma ni ko ba ma ñibbisee ba léegi gisuma ko mu ni ma boo ko dee wër nag gis kuy waxtoo gën a yomb sénégalais yépp a ngi wax koo ci jàkkaar lool defe ni dafa am lu ko tiital te du ko mën a wax mais loolu nag li ko waral lañ ni nañ ko fi jële ñu di leen won ni ñun sunu engagement jox nañ leen ko Ablaye Wade ngi ci kaw semaine bu ne mu gisee ak Serigne Cheikh démb la fa mujj pour wax leen ni Serigne Cheikh du Serigne buy yem ci deram ak kurusam xamuloo ni am na responsabilité yoo xam ni bu ca kilifa nekkee da ngay xam ni du sëriñ waaye kilifa la parce que nekk sëriñ dafa yomb bu sa mbubb guddee sa kaala rëy nga dugal sa dàll ci double talon ba mu jeex nga nos lu tuuti rek ñu ni sëriñ la bokkul nag ak kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Cheikh El Hadj Omar daan def kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Tafsir Maba daan defe kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Serigne Touba daan defe kilifa mooy jël ay responsabilités na ko Cheikh El Hadj Malick daan defe waaw
bu ko defee nag ngeen xam ni laajunu leen lu dul takku ak taxaw moom lañ leen di ñaan. am na loo xam ni ku koy def fokk nga fàtte attaaya, am na loo xam ni ku koy def fokk nga fàtte nelaw bëccëg, am na loo xam ni ku koy def jotu caaxaan dootu leen ko am. ñu déglu nag l'opposition ànd ak ñoom parce que bi wote bi ñëw dañ leen ni woon ngeen jàppale Ablaye Wade ku yaakaar Serigne Cheikh mu joxe waat ndigal ni ku ko yaakaar na di militer dans les partis d'opposition ngeen dem militer ci parce que itam ay citoyen ngeen am ngeen droit dugg dans un parti politique pour défendre ses idéaux. ba tax na ci loolu lañu leen di ñaan ngeen sax ci yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam lii ñu song billahi alladi la ilaha illa huwa victoire lañ ci am. loolu rek lañu leen bëggoon a wax. ñi ngi ànd ak les opposants, en particulier Maître Abdoulaye Wade. ñi ngi ànd ak sunu frère Landing Savané ñun la ñu boole woon tëj nu ñun la ñu boole woon tëj nu ma ni gis nga ñoom dañu gëlëm fi mu nekk parce que bu ñu gëlëmul woon duñu boole les responsables du PDS ak les responsables de And Jëf ak ñun boole nu benn cellule parce que dañuy def réunion ba ni ñuy génne. kon fa tabarakallahu liggéey bi nañu ko continuer ni ñu ko jële ci kàttanu yàlla dinañ ko yóbbu ba li ñu ci bëgg ñu am kon yàlla nañu ko yàlla defal ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam. allahumma ahlik Abdou Diouf wa ahla Abdou Diouf wa dammirhum tadmira. allahumma ahlik Abdou Diouf wa ahla Abdou Diouf wa dammirhum tadmira. allahumma ahlik Abdou Diouf wa ahla Abdou Diouf wa dammirhum tadmira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu. pharmacie Al Maktoum li kulli daa'in dawa mbaa xam ngeen di jàngoro bu ne am na saafara tax pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi nekk biir réew wala nga nekk biti réew da nga amee ndoxu siti bul jaaxle ci sa bopp gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum sa yaram dafay tàng say tànk di xar sa yaram di xasan sa kawar di ruus da nga am hémorroïde rhumatisme wala infection ballonnement nga amee sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw da nga bëgg say bët leer jabet nga amee bu la sonal lool bul jaaxle jugal gaaw jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bul jaaxle ci sa bopp lu leer laa la wax gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum adresse ba di Grand Yoff villa numéro 235 wala ñu gaaw ci 77 417 70 78 pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi ku jàngoro am wàll ci yow la neex pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur.